Assalamualaikum Sinja, assalamualaikum Mbour, assalamualaikum Thiès, assalamualaikum Sénégal. ñu ñëwaat rek comme niñ leen ko diggee woon chaque semaine ñu defal leen benn jàngat mais tey moom benn waxtaan bu ndaw lay doon rek du gudd ndax jot amul te vraiment vidéo yi su guddee gaa ñi des fois dañuy am problème connexion ndax ñoo ci commune boo xam ne dafa doy waar liggéey amul dara amul te pourtant liggéey nga fa mais waa dëkk bi moom dëkk bi jëriñoowuñu seen dëkk dafa doy waar crédit téléphone sax dafay ñàkk ñenn dafay të ñenn ñi ñuy gërëm suñu kilifa yi ñu tàmbali waxtaan bi te gërëm suñuy kilifa ku mel ni Père Jéri Sow ku mel ni Cheikh Aydara depuis Kafougoune Sindia di kulim juum di nuyu ñëpp di nuyu suñu yaay yu baax yi di nuyu surtout jigéen yu jàmbaar yi nekk Sindia dama koy faral di wax mais wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu seen condition nit ku am imaan nit ku doomu aadama mënul xool condition yi jigéen ñi nekkee foofu te ñu mën a am leneen lu ñëw seen kaw lay dal lu ñëw rek seen kaw lay dal ñàkk ndox ñoom ñooy sonn liggéey pour jàppale seen jaboot jàppale seen jëkkër yi ñoom ñooy sonn di jaay mango yi ci mbedd mi di jël ay risque ci kaw tali bi ñi di dem ci guana pënd takk rëpp ñii di toltolaan vraiment jigéenu Sindia gàcce ngaalaama ay jàmbaar ngeen yàggatul seen condition vraiment urgence la et que j'appelle candidat yëpp ñu def comme ni docteur Moussa Thior def programme mu jigéen ñi vraiment programme boo xamante ni vraiment dina leen mën a génnee ci condition yi ngeen nekkee ndax condition yi jigéen ñi nekkee doy na waar waxtuñu xale yi waxtuñu xam nga di gërëm aussi jeunesse su Sindia d'une manière générale même bu fekkee business su tournoi yi ubbi na xam naa moom 2020 bi moom 2021 bi li ngeen ci joué ci final moom kenn xamul lu mu toll gaa yi ñu ngi jënd coupe di jëndi mayo ndeysaan te juróom-ñaari at def ngeen ko saa bu nawetaan jotee foog ngeen lijjanti sonn ut parrain di dem parrain ne ñenn ñi sax ñu ne doy na di leen daw campagne ubbi na rek waaw parce que nag dañ leen soxla waaw gannaaw nag xam ngeen ne traite bi ubbi na wax dëgg yàlla su ma doon yéen sax chaque jour ma finalu ndax benn moment la fii ba 5 ans dootuñu leen gis mes la ñuy def mes kenn dootu leen gis donc ngeen def ko rek ngeen def seen final am seeni maillot au moins pour quelques années ngeen am maillot yu bees coupe yu bees mais doy na waar quand on voit que nous sommes dans une commune où la jeunesse est totalement oubliée stade sax parce que souvent nit ñi dañuy wax terrain football loolu rek ngay dégg ñuy jàmbat donc ce qui veut dire tout simplement que ni yeneen sport yi kenn waxaalewu ko alors que vraiment yeneen sport yi dañ ko waroon am ñun parce que mënuñu ñàkk ñu koy def on a une jeunesse fraîche boo xamante ne lu bees tàq la déterminé terrain basket bi docteur Ciss de passage ñu koy ñaanal di ko sant di ko gërëm doomu Sindia la doomu Guéréo la mais vraiment docteur Ciss pharmacie heureusement grâce à toi nga mën a defar benn terrain basket xale yaa ngi éclaté wu di épanouir yàlla mën na def ñu am ci champion incha allah ci sa barke. handball kenn waxu ko karaté bi ñi ci nekk ça fait des années ñu ngi toroxlu di génn di jëli médaille mais Sindia kenn xamul ne am na ay dojo karaté yuy jëli ji ay médaille dañuy cotiser booy bu ñuy génnee seen kimono yi kenn xamul lu mu mel ñun ñemewuñu woon sol kimono yu mel noonu Ablaye Jonn dina ma seede donc voilà pour dire que ni
jeunesse su Sindia tellement qu'on les a oubliés seen salle de classe yi ñuy jàngee sax table banc du fa am pour ñuy jàng surtout jigéen ñi nga xamante ne sportu Sindia sportu jigéen moom xalaatuñu ko sax parce que amuñu ku leen di xalaat ci seen sport ñoom ci jàng bi la ñu mën a xawee kii pour génn ci seen condition wu yaay yi parce que banque yaa ngi fitnaal jigéen ñi Sindia di leen lebal xaalis di leen piller avec des taux d'intérêt yoo xamante ne c'est hallucinant kenn mosu ko gis fenn di leen toroxal et c'est la seule solution bu ñu mën a def pour ñu mën a liggéey daan seen doole jàppale seen jëkkër ji ci yenn affaires yi voilà donc ku xale bu jigéen bu gis loolu effectivement amuloo chance feneen ci jàng bi nga xalaat te jàng bi bu fekkee da ngay dem déjà moyen amul nga war a dem jàngi sa école doo am salle de classe wala doo am table banc vidéo yaa ngi fii c'est confirmé kan moo mën a xalaat 2021 biir Sindia école amul table banc mais surprendre kenn parce que bu fekkee maire bi ci boppam mooy dagg kii école yi di ko lotisser ay terrain di jaay loolu moom école day dee te école bu deewee ci dëkk day mel ni problème bii ñu am ni am ku mel ni docteur Moussa Thior jàng am ay lijaasam jàng partout dans le monde gérer loo xamante ne Sindia moo gën a tuuti lu mu ci carrière am lu mu gérer mais am na ñoo xam ne vraiment ñu ngi hésiter naan diw lay votel alors que mu ngi ñëw donc dëkk bu melee noonu c'est-à-dire que pour que nga mën a comprendre njëriñu ñi ki jàng mooy lan il faut que nga jàng tuuti sax mais bu fekkee xale yi mayu ñu leen chance ñu jàng xale yu jigéen yi nga xam te seen yaakaar mooy école bu ñu demee école dañuy toog dem leen xooli vidéo yi ay jigéen toog nii nan ku ñuy jàppale ñu am table banc pour ñu mën a jàng ci biir classe bi ñëw école professeur yaa nga fa lépp nga fa mais banc amul ci biir école bi aujourd'hui c'est les mêmes gens qu'on voit ñoom ñooy jël seen xaalis ñëw di jënd seen carte pour ngeen voter leen alors que 7 ans ñu ngi fii falewuñu école falewuñu dara et vous permettez de laisser ces gens-là venir chez vous pour vraiment wax ak yéen na ngeen jox leen seen carte alors que 7 ans ñu ngi fii ay milliards ngeen leen jox ñu voté budget bi jël ko ay pourcentage yu graaw ba pare du école du dara fépp foo laal mu ngi torox béy kenn xalaatul béy Sindia Lébu ga de wala joor ga xam nga am na ñuy béy mais ñi si des même Kiñaabour bi nga xamante ne vraiment ñu ngi doon suñu temps maam yeeg paa yi xam nga mais booy xool mbéy maa ngi wàcc voilà fi mu toll nii immobilier moo xew litige moo xew parce que le maire a mis dans la tête de la population vous vendez vos terres sinon l'État va les récupérer l'État va les prendre donc le paysan bu yaakaar ci déjà Sénégal doxul kooku nan lay def ñuy nax nit ñi moo tax boo évaluer Sindia da ngay xam ne Sindia am na retard boo xam ne déjà dafa sori sur tous les plans nag plan boo xool Sindia daf si tardé amul lenn xam nga gars yi dañuy concentré wu ci le foncier immobilier affaire yi mais dafa bëri lu tardé Sindia loo xam ne tey bu condition yëpp réuniroon wallahi azim ci la gars yi di toogee Sindia waa Sindia di toog ne su ma yëgoon alhamdulilah amul benn lenn du santé wax nañ sport bi du dara moo tax su ma toogee may gis ñu naan déggoo dañuy sargal Thierno Diagne déggoo quoi Jamaïque sama koñ Jamaïque sargal Thierno Diagne te bëri na quartier yu mel noonu mais Thierno Diagne nan la Jamaïque naan déggoo dañuy sargal Thierno Diagne si lan lañ koy sargalee ci lan nawet doo leen génn seen kër nawet képp ku dëkk déggoo li may wax nag bon je le dis en vidéo su fekkee dama fen dem leen sama page officielle yi Facebook ngeen démentir ma wala mu am kenn ku taxaw jël vidéo taxaw ne ci da ngay fen parce que gor laa dama am ay doom am ay soxna am ay frère rus naa jël vidéo di wax lu amul surtout ci doomu commune u Sindia nekk jeune comme man muy Thierno Diagne rus naa teg loo xam ne ci deram te du dëgg
voilà man ça fait lu ëpp juróom-ñaari at maa ngi xeex dama koy waxaat wéetoon lool ci xeex bi di wax ba tey te lépp lu ma leen mos a wax gis ngeen ko avant élection yi laa leen waxoon ne ñàkk jom goo xamante ne campagne bu jotee dina ñëwaat seen biir naan mu ngi ngeen joxaat ko seen carte te fi mu nekk nii kenn du ko gis du investisseur du kenn du gis Thierno Diagne ci Sindia wala ci mairie bi kenn xalaatul kenn koo xamante ne lu ëpp 2 millions lañ la jox carburant jox la oto boo xamante ne dañ ko jënd jox la salaire bu duun sa téléphone sax dañ koy fay sa entretien oto sa solu sax li ngay soloo Thierno Diagne li muy soloo sax dañ ko koy jëndal dañ koy fay ci budget te mu ngi koy récupérer xam naa xamu leen woon loolu mais doo leen ko gis doo leen ko dégg amul lenn lu Thierno dox loo xamante ne intérêt commune Sindia la à part s'enrichir parce que nag bu ñuy waxante dëgg nit koo xamante ne dañ la jël defal la privilège boobu yépp di la fay war nga mën a liggéey bi ñu la jox mais liggéey boobu ba pare bés bu yàlla sàkk ñu gis la ngay dawal oto bu bees di maye ay oto 13 millions ay oto 7 millions di tabax ay étage di gas ay forage sa kër di defar say piscine bu màggal jotee nga dem màggali sa biir kër xaw ma koñ la xaw ma kër la def nekk milliardaire sur le dos du peuple donc loolu yow su fekkee sàcculoo ko ñun dañoo bëgg nga wax ñu fan nga jëlee alal boobu yaak ñi nga àndal parce que nit xëy rek di la fréquenter même pas 2 mois day dawal oto day xam nga xaalis boobu foo leen koy jëlee Thierno foo leen koy jëlee moo tax bu ñu ne sàcc ngeen effectivement vous êtes des voleurs et c'est prouvé parce que quand aujourd'hui mais bugguma sax di rëccal di wax yenn yi fii mais ndaw soosu maa ngi koy masawu bugguma wax turam te di nga xam ki may wax gaa ngi wax ay ndomba affaire yooyu mais bu ñu compter li nga def ci litige foncier 100 millions nga dóor ñooñu 100 millions nga leen dóor nga leen triande ñuy dem tribunal di yéeg di wàcc di kii 100 millions yooyu foo ko dugal Thierno suuf soosu moomoo ko pourquoi nga jaay ko est-ce que yaa moom suuf si xaalis bi anamu mën nañu compter scandale yu mel noonu léegi nag yow nga bëgg a wax ne tey da ngay ñëw ci askan boobu ñu kii la Thierno est-ce que xam nga ne usine Twyford lay jël exemple parce que moom mooy usine bi gën a mag ci Afrique de l'Ouest buy defar karo usine Twyford en combien d'années la installé wu Sindia jël leen big ak feuille ngeen noté li ma leen wax suba ngeen dem seen droit la ngeen dem mairie laaj li ngeen di laaj ngeen dem Twyford ngeen laaj la Twyford dafa def bénéfice am rentabilité ba defaraat beneen usine buy defar ay couches c'est des milliards pourtant amoon nga droit am ay action ci usine boobu loolu c'est dans les conventions collectives tous les maires du Sénégal yu compétents y compris Maguette Sène centrale électrique bi dem leen vérifier man wax naa leen lu ma leen wax dem leen vérifier centrale électrique bi il a 5% d'action foofu mairie Malicounda ils ont 5% d'action ba pare nag moom mooy PCR kii bi conseil d'administration ci la bokk calculer xoolal Twyford boo amoon 5% rek mairie Sindia bi ngay négocier nga bañ a xalaat sa bopp defar sa bopp bañ a tuuti rek nga yërëm waa Sindia conditions yi ak mairie bi amuloo sax employé boobu biir mairie bi nu mu salté fagote Sindia amul koñeeg mbedd yi lépp lu fay xew nga ne naa ñafe rek ñu jox ma 5% ba pare nag ma bokk ci seen conseil d'administration en tant que maire poste boobu su ma fi jógee sa maire buy ñëw automatiquement mu nekk loolu ndax mu mën a am observation ci affaire yi ndax accord yi ñuy signé mooy dama war a am quota ñuy liggéey foofu quota bi nag du jël rek ay ouvrier yoo xam ne ay manœuvre lañu wala ay nangam mais même ci cadre yi dama ciy am quota ba pare usine bi dafa waroon moment implantation bi ba bu muy paree dafa waroon fayal ay jeunes Sindia formation dans les métiers yi muy def ci usine am loolu mooy xew ci àdduna bi fépp parce que
par force la loolu ñoom dañoo war a contribuer ci développement wu dëkk bi te comme ñoom si seen cahier de charge dafa war a am quota bu ñu lay jox ñooñu ñuy jël dañoo nekk dans l'obligation de les former noonu nga amee tamit pouvoir dem aéroport négocier pour ñu subventionner la ou alors ñu jox la ay bourses pour que nga former say jeunes dans les métiers de aéroportuaires comme Mamadou Faye Gamol noonu la mënoon jëlee boy yi Mamadou Faye Petrosen noonu la mënoon subventionner ay formation jeunes biir foofu mais yaag moom bokku leen parce que yow mairie dañ la dénk xaalis dénk la lépp jox la ay privilèges pour nga représenter ñu defuloo ko donc aujourd'hui résultat da ngay dem réserve de Bandia à l'époque il faisait 5 millions de chiffre d'affaires par jour xawma léegi ni avec Covid beeg yooyu man de la dernière fois bi ma añee réserve de Bandia on était deux j'ai payé 20 000 francs ci doomu Sindia ñaari repas 20 000 francs kaasu ataaye 500 francs lañ ma ko jaayee foofu réserve de Bandia boobu ñoo jël sama suuf protection de la nature di am seeni subvention ba pare di employé ay doomu Sindia du ma ne sax employé nañ ay doomu Sindia ñooñu ay esclave lañ fa yor pleine fois je vais souvent là-bas je vois les gens avec des brassards rouges mun naa la citer le tour fii léegi ku ma défier ma wax la demal ci diw liggéey na fa plus de lu ëpp fukki at 10 ans ba mu dem âge retraite am munul am pension de retraite liñ ko doon fayee dañ ko doon bindal reçu dañ koy fay ay miettes xaalis réserve de Bandia fay ko reçu déclaré wuñu ko amul IPRES amul dara fi mu nekk nii bu waree lekk wala njabootam war a lekk day dem taaba jox leen ndaka nga mën a liggéeyee ci structure bu mën a def ay milliards de chiffre d'affaires par an ba pare nga liggéey fa lu ëpp fukki at nga dem retraite amuloo pension de retraite amuloo dara ñu seetaan la bàyyi la dans la nature et loolu cas yooyu mën nañ ko compter boo xoolee ci carrière u Sindia yi tey aujourd'hui terrain yi ñu am duma révéler suñu programme mais réew mi fi mu toll warul woon nekk ne yow boo defee lotissement da ngay joxe terrain rek yem ci terrain yi ngeen di jaay noonu di sàcc terrain askan bi loolu rek terrain yooyu rek bu doon chaque 2 mois nga am 100 terrain 50 terrain yi rek mënoon nga ci def loo xamante ni yow doo voté Sindia dañ lay falaat parce que am nga lépp Thierno am nga lépp Thierno boo duggee déggoo maa ngi ñëw ci yéen de boo duggoon déggoo tey nga xam ne doomu Sindia mu ngi torox déggoo da ngay dugg ci quartier déggoo bi rek nga xam ne ñii dañoo sonn boo xoolee kër yi on dirait les favelas de Argentine ndox yàgg ñu ko am bu tawee kenn du génn ndox yaa ngi rigole yi partout fépp la Sindia mais déggoo moo ci raw amul benn koñ booy dugg te du taa ndox nawet ba nawet jeex yooyu mbottu yi weñ yi poussière yi pënd yi li nit ñi di lekk sax baaxul dégg moo tax bu ma déggee ñu naan da ngeen di sargal Thierno Diagne kenn ngeen ko yéen ñëpp waroon nañu sargal Thierno sauf waa déggoo ñëpp tout le monde déggoo kese est-ce que xam ngeen yéen seen quartier bi déjà yéen seen quartier bi collège bi foofu la nekk fii lañ leen daggal ne gare routière bi fa lay ñëw gars yi dagg ko jaay ko ñu newaat supermarché bi gën a rafet foofu la waroon ñëw fan yële passé ñu ngi ko doon moo tax bu ma gisee am njata biir kaw Thierno Diagne daf may jaaxal moom moo ñëw moom mu wax ma mu ne ma gaayaa ngi foofu di waaj a dagg espace bi ñu wax pour supermarché voilà ñëw fa moo tax am njata yow yàq yaa xooba ay dara kenn xamu leen fi ngeen di teg seen tànk yéen xamu leen fi ngeen di teg seen tànk maa nga gis ci bâche bi de mu toog sargal Thierno Diagne biir déggoo yow am njata yow souvent ma lay gis ci photo yi ngay wonewu te yaa fi téléphoné wax ne Thierno Diagne day dagg mbedd yi nga prouvé ko mu leer la ne day dagg mbeddu Sindia tey nga dem ànd ak moom yaa ngi xooba ay dara leer na leen leer yàlla ne yéen tey xam ngeen ne tooxi duuna bi Thierno teg waa askan bi mais yéenay ñëw di ko jàppale contre askan bi ngeen bëgg ñun ñii seen rakk topp seen ginnaaw ngeen mën a crédible ci ñun ngeen wax ñu leen di dégg
man duma attaquer keneen de yéen lay njëkk a attaquer yéen ñii sama frère yow Amdiata yow Yankhoba Aïdara vous êtes en train de trahir la commune de Sindia li ngeen di def du seen cër ñàkku leen am ngeen tubaat fakal la doylu leen ci li ngeen am ngeen toppatoo askan bi parce que askan bi su demul seen faute la ndax ay kilifa ngeen foofu képp ku ci bëgg a gis Thierno ci yéen ñaar di ngeen ko gis di ngeen ko mën a wax dëgg te daan ngeen ko def xaw ma lu tax tey ngeen dem toog naan da ngeen di sargal kii déggoo yéen il suffisait juste Thierno def benn centre culturel bu ndaw rek Sindia ay talent génn fa j'en sais quelque chose sama koñ la artistes yi nekk Sindia artiste bu ñu waxee artiste traditionnel c'est-à-dire que tëggkatu sabar woykat déggoo la nekk ñaata at boo rombee seen kër sax ngeen baal ma ci kàddu gi boo moytul nga ne naa lii nu mu fi demee alors que ñoom ñoo waroon nekk les nobles tey Sindia parce que depuis le temps des temps amul fenn fu nit di xewlee te demuñu mais amul kenn koo ci laaj mu ne la am naa benn attestation artiste wala yor naa benn kii reconnaître nañ ma centre culturel kan moo ci dem festival ban album ngeen fa génnee lan topp woyaan alors que yéen am ngeen statut boo xam ne waroon ngeen dépasser tey su ma gisee ñoom Baara ñoom Abbas ak ni ma màggandoog ñoom tey dañu waroon yor seen école de danse di jàngale di def comme seeni morom tedd di tewal ay 4x4 parce que c'est des vrais artistes ils l'ont dans le sang je suis témoin de ça biir déggoo ngeen nekk suba dem leen kër ñoom Abbas ak kii ngeen xool le même déggoo mbëru Sindia yi boo déggee Sindia turam génn na ci làmb dégg nañ ko feneen wala làmb organisé na déggoo moo tax am ay mbër yoo xam ne def seen carrière ba seen carrière jeex kenn jàppalewu leen kenn la dernière fois bi ma demee stade fekk fa bes ak seex man pour man waa Sindia yëpp a ñëw war a jàppale ndax dañuy siggil Sindia drapeau Sindia la ñuy défendre ma jël sama oto def 3 fois touru stade bi di klaxonner comme dof di kontaan gisuma kenn picc gisuma xanaa jamono yooyu élection moo jotul woon pour ngeen ñëw bu doon tey la de bu doon am na benn mbër buy bëre tey wallahi azim mun naa ko wàcc alxuraan stade moom di ngeen fa dem te di ngeen ko jox xaalis lan moo tax jamono yooyu askan bi soxla leen duñ leen gis le même déggoo ngeen seetaan insécurité bi ba ñu koy wooyee Jamaïque bu ñu waxee ngeen ne ay bandi ñoo fa dëkk ay nangam suñu man maa ngi doon dégg seen xasiid dama doon xaar bés jot mais comme li ñuy wax rek bukki su yabee waxambaane ca doxin ba la jeune déggoo yi laay wax yéen keneen waroon na ñëw foofu ngeen sargal ko sauf ay sargal Thierno Diagne vous m'avez déçu da ngeen ma bett ñun nag du ñu xeex pour seen conditions yi nekk ci live yi di wax nekk ci kii ñu ñuy mere ñu ñuy risqué ay di ñu menacer ay plainte di ñu menacer lu ne di ñu woo di ñu wax lu ne di ñu liggéey di def lu ne ñuy xeex pour améliorer seen condition ngeen nekk fii bu leen tiimee rek ngeen jaay seen ngor nit da ngay am yaqin c'est-à-dire que nit da ngay nekk bañkat lépp luñ leen may lépp luñ leen jox foofu ci xaalis ci koppar seen conscience la ñuy jënd mais indiwuñu leen pour kii leen te loolu yéen da ngeen ko war a bañ ndax kenn mosu leen gis ngeen di yelwaan wala ngeen di saraxu metti na galère bi metti na trop même seen équipe bu nawetaan bi déggoo galère bi metti na fa trop mais gisu leen woon xanaa doo leen rendre compte tey élection moo jot képp koo leen soxla ci politiciens yi ngeen gis ko ñu def leen ko defaat leen ko te ñooñu di ñëw foofu seen alal la ñu yoroon di ko fooye di ko salfaañe di ci tedd di ci dawal ay oto di ci tabax seeni kër ngeen xëy ñëw yor ordonnance daw dem ci les mêmes gens boo leen demee mairie sax ñu jànni leen yéen ngeen mën a teggi ñooñu teg fii ku mel ni docteur Moussa Thior mu ñëw defar seen condition ak seen programme ay programme yoo xam ne ku xool programme yi nga xam ne lii du ay naxe mën na nekk ngeen nekk fii naan da ngeen di sargal Thierno Diagne dans un pays normal un intellectuel avec des diplômes background yi docteur Moussa Thior am du campagne dañ koy fal
mosuñu def live di wax naka sa dul noonu wala di leen fen. Si on défend ce gars-là c'est parce que dafa am ay qualité et que nous sommes sûrs que ne bu jëlee Sindia lim ñu woon da koy def. bu dul dara sax ñun def nañ appel gars yi nekk ci réseau bi dégg nañ nee naa leen képp ku wóolu sa candidat na génne CV am teg parce que Sindia fi mu nekk ni dépassé nañu di tànn nit parce que yaa ma neex wala ñun ñoo bokk xeet wala sama frère nga wala sama nangam parce que askan bi dafa am ñoo xamante ne amuñu mag bu leen di waxal amuñu papa bu leen di waxal amuñu yaay bu leen di waxal c'est une population boo xam ne ñoo ëpp Sindia mais kenn dégluwu leen kenn bàyyilu leen xel te pourtant dafa mel ni ñoom ils sont nés pour mourir dans la pauvreté alors que ils ont beaucoup de chance politique sax ñooñu ngeen soxla pour ñu voter leen jox sinon doo leen falu mais boo leen faloo ñooñu ngeen di bañ a gis kenn dootu leen gis kenn dootu leen dégg gaa ñi investissement la ñuy def déggoo bett ngeen ma bu ma duggee ci yenn yi sax live la xëy na bés dina ñëw dinaa xeeb sama bopp parce que déggoo laa dëkk mais li xew déggoo yépp ak yi fa am ak yi fa jot a xew xamante nañu bu baax politiciens yii waruñu woon am fitu ñëw foofu après nag ñii di ngeen tàccu wéy tàccu leen ñu ñëw wax bu ñu wonee ginnaaw ñii daal ay bandi lañu wuyu lañu jaaykatu yàmbaa yi nangam wax géwél yi dañu mën a ñaan waaye yow mbër yi mënuñu bëri waaye nangam seem bi nekk seen koñ sax defaruñu ko jàppee leen dof yéen fekk tàccu ngeen perte ngeen nit da ngay am lecture da ngay am loo xamante ne yow leer na la leer yàlla ne boo jëlee déggoo ba déggoo jeex li ngeen fa am dafa bëri maa ngi doon lim ci discipline ne serait-ce que culture sport mais même ay autorité ñu ngi dëkk déggoo kon am ngeen lépp man tey dama doon kontaan gis ne sama waa koñkat ay bañkat lañu parce que gëm na li ñuy dund noonu te mu ñuy metti ñun te mënuñu ko wax di ko xeex ñoom jar nañ ko xam nga gaa yaa ngi wax ne waa kër Thierno Diagne ñu ngi wax ne na Thierno génn campagne na Pape Diallo génn waaw na Sélé Ndiaye génn man nee naa leen du ñu génn fu ñuy dem waa Sindia dañu am fulla man loolu laa waxoon ñii ñemewuñoo teg seen tànk fenn parce que askan boo jël mu jox la alalam jox la lépp ne la gérer ma nga nekk di sàcc askan boobu di tabax sa kër sax ndox day ñàkk Sindia nga gas forage sa kër say doom di jàngee ci yeneen école si seen alal nga leen di romb di leen kokkoli tey nga ñëw nga naan dangay campagne foofu mais ñemewuñu def loolu du ñu génn man maa leen ko wax bu ñu génnee jël leen ay yet ngeen xaar leen man maa leen ko wax képp koo xam parce que munoo ma yaakaar yàpp ma da nga soxla sama vote da nga soxla sama carte bu ma la falee dootuma la gën nga ñëw nga jàppee ma benn vous m'excusez du terme affaire bi bu continuer sax leneen lay nirool fu ñuy dem heure bii waroon na fekk Thierno Diagne won leen bilan heure bii maire yépp seen bilan génn mais lan la def su deful dara du génnee bilan munul génnee bilan il ne peut pas munul génnee bilan amul bilan Thierno Diagne su amoon bilan tey du am ay politiciens yoo xamante ne ñàkk jom goo xamante ne ànd ak Thierno di dóor askan bi di noot askan bi yor ay micro fu ne ñu taxaw tagg Thierno Diagne ànd ak moom ci ay litige di dóor jékki-jékki campagne jot ñu ne poset génn ci kaw Thierno Diagne di ko tam dëmm ñuy tamante dëmm ñoom bay jël ay huissier ay affaires yooyu di wax ay milliards yu ñu leen sàcc te ñoom ñu ngi àndoon ak Thierno mu noon bañal askan bi kon Thierno Diagne fu mu jëm dem leen ngeen laajte Mamadou Faye DG Petrosen deuxième adjoint au maire bi daan yor micro bi di tagg Thierno Diagne fu ne mu dem ñu dénkoon ko suñu santé dénk ko lépp maa ngi koy wax dama koy waxaat koo xamante ne incapable que ce mec là je l'ai jamais vu un malade mental moo dee ci mbedd mi parce qu'il était atteint de sibiru
mu ne munul jël engagement jël kooku dem faj dof nga xam ne mairie mooy waajuram bokk mairie le social c'est mairie nga ñëw taxaw kooku mooy taxaw naan nangam te yi ngeen def ci mutuelle yeeg affaire yëpp ñu yëg ko ah amu leen salaire nangu leen liggéey képp ku ñu fal conseiller mairie nga def ne mairie poste la amu leen métier nekk fa di sàcc di noot alalu askan bi ba pare di dawal ay oto yu rafet foo leen di jëlee oto yu rafet yooyu kër yi ngeen di tabax wala da ngeen defe ne ñun dañ on va se laisser faire bu arrêté wul ñun lépp lu ñu doon bañ dinañ ko def parce que dinañu génnee lépp xam nga maa ngi junju ndaw soosu dem tribunal 100 millions yi ngeen ko triandé noonu moment yi ngeen di triandé ndaw si ñi ci bokkoon yépp xam naa leen 100 millions ngeen ko dóor jigéen doo leen sa rus coopérative ay nasaraan ngeen leen di dóor yu ne tey ngeen di taxaw di tamante dëmm pour askan bi ñëwaat jëlaat leen xanaa ñun dañoo feebar ba ñu leen di jël vous êtes exclus d'ailleurs j'en profite pour wax candidat yi yépp yéen opposition bi ci manifestation bi ñuy préparer la ñuy xam ndax yéen da ngeen bëgg Sindia wala lan la parce que manifestation bi képp kuy candidat di nga ñëw ci kanam ngay taxaw ak say militants ci kanam candidat yépp ci kanam ñu manifesté wu li ngeen di laam-laamee di kii di raayal Thierno Diagne bu fekkente ne yéen Thierno dafa liggéeyul ba tax ngeen nekk candidat di ngeen ñu ko woon parce que on vous appelle tous yéen ñëpp def ay affiche def ay flyer woo leen yéen ñëpp ngeen ñëw ku nekk nga taxaw jël sa discours ci kanamu askan bi wax li tax nga nekk candidat képp kuy victime mu Thierno Diagne dina ñëw te ñun lu ñu yor ci dossier ci moom dinañ ko génnee jour boobu parce que waru fi nekk candidat du Thierno Diagne du ñi nekkoon ci moom dem ci yeneen parti du Makumba Faye dégg naa sax mu ngay waaj a kii kenn déggatu ko du ñenn ñi ñun képp kuy war a ñëw taxaw suñu kanam da ngay crédible dara xoolal rek tey waa Xonkoma dañuy def seen point de presse xoolal dëkk bu normal ay Mamadou Ka ay Mamma ay kii sama gars yi ma xamoon nekk ay patriote ay réel topp ànd ak Thierno Diagne kóllëre ak moom lu ne gars yi daj ko ndax Thierno Diagne aujourd'hui injustice bu mel nii ñëw dal seen kaw kenn ngaangul parce que loolu ngeen dugal ci bopp askan bi bopp sa bopp xaalis jaay terrain xaalis sinon tey képp kuy waa Sindia waroon nga ànd ak Xonkoma ci xeex bii ngeen dem xeexle leen parce que li fa xew c'est injuste te li nit ñi xamul mooy gis ngeen alkaati yeeg gendarme yeeg yooyu ñooñu c'est juste des exécutants ay exécutants rek lañ ñemewu ñoo bañ ñoo gën a sonn ci askan bi parce que seeni moroomu doomu aadama la ñuy jàkkaarlool ñii seen frère ñii seeni xarit mais ordre bi ñuy jot dañuy ñëw def li ñu leen sant ndeysaan nous notre combat n'est pas contre les forces de l'ordre mais c'est plus loin que ça c'est-à-dire que les donneurs d'ordre waxoon naa ko ci sama beneen live lan mooy motivation en plus nous avons fait appel au procureur pour que ñoom mu ñëw expliquer ñu lan mooy motivation décente bi nga xam ne day ñëw jël góor yépp ba jëlaale ay jigéen imam ñépp mu tëj leen une 50aine de personnes parce que ay malfaiteurs dem nañu braquer ay chinois alors que ñun ñoo nga fa woon ñuy sàcc suñuy jur sàcc yi di ñëw bay rey ay nit si njëkk ndax sàcc kenn mosul def motivation bu mel ni tey parce que c'est des chinois kenn moo joxe ordre boobu nous allons jusqu'au bout ce combat-là on va le mener parce que une chose est claire c'est sûr et certain il y a des choses qui sont finies parce que yow Thierno on connaît tes relations xam nga yoonu tribunal bi waxuma say convocation sax xam nga ñan ngay jokkalanteel parce que tu es le champion de ça parce que loolu moo lay permettre nga kii aujourd'hui lii ñoo dal sa njaboot le premier magistrat de la commune amul déclaration amul dara wala da nga ragal a dem ñu téye la fa c'est quoi
La justice est là pour tout le monde. Nul n'est au-dessus de la justice. Même ceux qui exécutent, ceux qui font respecter la loi ne sont pas au-dessus de la loi. ñëw jël dëkku lëm man dafay am question yoo xamante ni man ça m'intrigue. Comment peut-on faire ça? Ba pare nga jàpp ñi yóbbu leen le lendemain mu am beneen braquage te ces mêmes gens yi braqué foofu ñoom ñoo ñëwoon braqué fii ngalawaay nga libéré ndoo ñëpp mais libéré genn wàll am ñoo téye ci biir kaso ba yow léegi daanu nga kay nangul ne daanu nga juum nga ñëw nga massawu askan boobu parce que ay doomu aadama lañ ay nit lañu te boo leen yaakaare ne Sindia diw pël la wala diw séeréer diw bambara nangam toute la population de Sindia est unie. C'est ça la force de Sindia. Sindia doole Sindia mooy loolu le métissage là amul benn kër booy dugg te doo compter minimum 4 xeet yu fa nekk yaa xam ñii dañoo sëy si yaa xam ñii nangam mais da ngay ñëw ci benn kër di nga fa fekk pël Fuuta bambara séeréer saafen séeréer siin loolu mooy force Sindia. Donc si vous pensez que ni mun ngeen xool benn quartier parce que Xonkomala benn village la ngeen jël tout un village def lii ci ñoom ñun ñu seetaan vous vous trompez. On ne va pas se laisser faire. On ne peut même pas laisser passer ça. Mënuñu ko. Dañ koy xeex ba jusqu'au bout. Nous ne sommes pas contre nit def ñaawteef nga dem jàpp ko. Nit def na ñaawteef daw dem ci kër nga dem fekk ko fa. Laaj borom kër gi mu autoriser la nga jàpp ko wala nga indi sa mandat dugg perquisitionner kër gi. Loolu dafa am problème. On respecte la justice. Mais pourquoi suñuy moromu doomu aadama suñuy frère yu nekk foofu ngeen jël leen pousser leen contre ñun ñu ñoo def acte bu ñaaw bii ba pare Sindia ñëpp na teg sans oublier que ni que ni lii bu dalee Xonkoma suba dina dal beneen quartier ginnaaw suba dina dal beneen quartier te waxoon nañ leen ko ne la réputation de Sindia actuellement li ma gis nii ci presse beeg ci média bi lépp c'est faux à commencer par des journalistes yoo xamante ne ay maison de presse yoo xamante ne parce qu'ils pensent que Sindia dafa reculer dafa arriérer c'est un bled boo xamante ne amul doomu aadama bu fa xalal le maire pourri la mairie corrompue ay corruption rek lañ fay dégg ay litige ay scandale moo tax ñuy bind li ñuy bind ci Sindia en une semaine dal naa ci ñaari article yoo xam ne lépp fen la c'est honteux journalistes yoo xam ne s'il s'agit de certains villages parce que ils sont laissés à eux-mêmes du am sax investigation suñu bindul ñoo jàpp ay nit parce que Sindia lañ dëkk parce que amuñu ginnaaw ndax ils sont mêlés de près ou de loin alors que seen doole la ñuy daan nekk seen liggéey ñu ñëw jàpp leen dem tëj juge bàyyi ñii dem jàpp dëkk lëmm presse bi di bind rek Sindia ça mais évidemment si le premier magistrat de la commune est pourri jusqu'au petit doigt du pied mais les gens ils vont juger ça, ils vont juger tout le monde, ils vont nous mettre tous dans le même sac. C'est normal ba tey nag ñun ñu toog di toog di xalaat ñun waajooju ñëw defaat ay campagne pour naan day falu suñu dëkk fépp foo laal day metti fépp mais li ma gën a metti mooy Jamaïque naan day sargal Thierno Diagne Jamaïque déggoo même seen ñi ngeen yaakaar kenn investiru leen ci liste Thierno Diagne ñooñu nan lañ leen di jàppale dem leen xooli liste Thierno Diagne ñi ngeen yaakaar biir Jamaïque defe ne dinañ leen investir ci yeneen liste lañ leen départemental ñi doon xeexal Thierno ay des jeunes yoo xamante ne ñu ngi biir Sindia jàng nekk des maîtrisards ànd ak Thierno Diagne faalewu leen te mën nañ ko jàngal ba jàngal keneen ñu ngi dëkk déggoo foofu liste Thierno sax dugalu leen ci ñëw di leen xooy met waaw campagne nangam 1 mois 2 mois ñooñu dañuy ñëw di naanandoog yéen ataaya di Orange Money wante fukki dërëm 100 francs seen biir
pour mën a naan ataaya ku ne cotiser kii yónnee ma 100 francs nangam ngeen ataaya boo leen di génn sax ah da ngeen di jéggi ay ndox nawet ah pour génn dem noor moom ferrailleurs yi ñoom seen marché biir déggoo la koñ boo xamante ni kenn xamul lan la toppatoo amu ko mairie mu ngi mel ni bokkul sax si ay compétences yuñ ko transféré yéen au lieu ngeen gëstu lan mooy seen droit lan mooy seen ak seen yelleef mais vous vivez dans ça et vous comptez mourir dans ça c'est ça qui fait mal quand je vois un jeune bu dëkk Sindia buy cautionner Thierno Diagne wallahi lazim j'ai envie de te dire yow demal seeti feneen demal nga xaru ji parce que mënuloo ne pendant 7 ans mënuloo joxoñ nga ne Thierno Diagne lii la def lii mooy sama motivation ma mën a reconduire Thierno donc pourquoi nit ki nekk di la noot di la sàcc di la triander di la jaay ne moom dafa yor nekk buur nekk roi buy romb sax ay kat yu bëri topp ko mu ñëw jaay la arrogance jaay la lépp mosoo ko gis fent sa alal nga ko dénk jox ko lépp pour mu liggéey nga koy gis au moins avec le sourire kooku doo ko gis tey mu ñëwaat ne la falaat ma defaat la loolu nga war ko mën a fal yow nga war a falaat kooku mu defaat la li mu doon def wala bu ma déggee ñu naan il est social quoi t'as voté un budget social non budget boobu da nga ko dóor parce que bu fekkee xaru tabaski ngay ñëw di leb di jox ñii doo leen fay ñii nga nangam jël ay terrain askan voté nga budget bi doo ko laal de doo jël ci loolu def social de mais ay terrain ngay ñëw joxe di jënd ay xaru tabaski terrain bi nga xam ne askan bi moom la moom soxla xaru tabaski nga jël terrain boobu jaay ko ñëw jox ko xaru tabaski mu tax a tàcc wéy Thierno de may na ma xaat parfois je me dis est-ce que réellement je suis de Sindia parce que je ne me reconnais pas dans affaire ñàkk fayda yi man mënuma xalaat un jeune di ko def xanaa xamuleen ne tey jii maire yu bëri association yi lañ xool bu lotissement amee dañuy jël quota terrain jox ko association yi ne xool leen ci biir quartier bi képp ki nga xamante ne amul kër muy jeune marié wala muy nangam ngeen may ko terrain quota yooyu dafay dellu si yéen le social mos ngeen gis Thierno yóbbu nit màkk foofu ah mais ñi muy bokkal dil de dégg naa day envoyé nit sax dégg naa temps yële de Ousmane Lo li tax mu koy tàccul di ko fompal ay dàllam dégg naa moo ko faji ji Paris de man de maa ngi Paris waaye gisuma ko dégg naa faju si woon na fii jëndal na ko oto nangam te moom Ousmane Lo képp ku wax ne Thierno da koy defal social je doute j'ai une question parce que moi je suis tombé sur des cinquantaines de parcelles yoo xam ne des centaines de parcelles yoo xam ne turu Ousmane Lo moo ci nekk lotissement boobu moom moo ko def des gens m'ont témoigné j'ai un fond de dossier nous ne sommes pas fous lépp lu ñu wax dafa am fu ñu ko teg Ousmane Lo fu muy jëlee parcelles yooyu genn wàll bi Thierno Diagne ne ci te Thierno il est très intelligent boo leen moytuwul yéenay tëdd kaso mais moom du tëdd moo tax fi mu téyee Ousmane Lo tey foofu rek la ko mënoon tey parce que dóor yi ñu dóor yépp dañ ko dóorandoo tey grand ngay ñëw taxaw di kii grand yow da nga waroon raxasu ci politique bi dem taxaw fële wala nga puus booy yi nga xamante ne au moins mën nga ne kii au moins il est sérieux mais ngay ñëw taxaw di jël micro may wax nga da wax ci coor parce que nangam coor dafa bëgg nga wax ci moom li nga wax amul foo leen di jëlee terrain ay Badara Pouy 4 hectares jabaram 4 hectares moo gën a tuuti ci lotissement bi Ousseynou Ngom def vidéo bi di wax foofu nit ak jabaram jënduñu moomuñu donnuwuñu conseil yi di séddoo ay hectares alalu askan bi benn hectare rek xam ngeen ñaata parcelle la boo leen ko lotissé normal ay nit a ngi foofu ci loyer te Sindia lañ dëkk
ay nit a ngi foofu papa yaay doom frère sœur ñëpp bokk ci benn kër te ñooñu nekk ay këru cosaan tey Souleye Ali tey boo demoon këram foofu Jamaïque foofu déggoo foofu yor na carnet boo xam ne képp ku mos a décédé foofu Sindia foofu depuis le temps des temps recensé na ko di dox mbokk di dox di kii kooku doomam yi mérité nañu ku nekk terrain parcelle mais soo leen muusoon sax yéen vous pouvez faire une politique boo xam ne képp koo leen jox terrain sax mën ngeen ko jàppale mu tabax parce que yéen mën ngeen am seen carrière bopp mairie bi mën na def politique am carrière boo xam ne au moins carrière bi bu gars yi di jaayee mètre cube bu béton 8000 moom mu jaayee ko 4000 la moitié parce que moom non seulement que dina ko mën a jaayee 4000 mais en même temps moom mooy gën a jarle parce que moo gën a moins cher donc bénéfice bu tuuti bu gaaw te soo deful dépense bu mag bénéfice bu tuuti bu gaaw mooy ëpp léegi ngeen recruter booy chauffeurs yi chauffeur camion yi dëkk Sindia ñu ngi foofu Morlo mu ngi foofu ñoom Doufal gars yi ñu ngi foofu ngeen ñoo organiser chauffeur camion yi structurer leen ba nga xam ne lépp luy transport biir Sindia waxuma la biir Sindia mais dans le département ngeen encadrer gars yi ñooy dóor ci kawam ngeen gis leen boo leen gisee ngeen ne leen ok camion bi béton bi yéen dong yéen a am droit transporter ñaata ngeen koy transporter bu ñu leen ne exemple lay joxe parce que xaw ma prix bu ñu leen ne 5000 ngeen leen déet defal leen ñu ko 4000 francs parce que ñun béton bi ñuy jaay pour suñu askan bi la ndax dañoo bëgg jeunesse bi mën a tabax mais les bénéfices là avec juste benn investissement bu ndaw ci carrière foofu les banques dinañ leen ko jox non seulement di ngeen fay seen prêt mais chaque mois mun ngeen fay seen 50 conseillers en tout cas ku nekk 200000 ngeen def nañ ñu mu ngi suñu programme de def nañu benn business plan bu mel noonu conseil yi traîner yi nangam di ut di daw dépense yooyu yëpp mën ngeen leen soulager parce que conseil doo am salaire mais mun ngeen ko defal prime ba nga xam ne les retombées là parce que mun ngeen ci bon dinaa leen cofal tuuti quoi ci programme bi c'est normal aussi da nga koy diviser par ñett benn bi pour fay sa bor la benn bi pour joxe sa prime mu employé foofu beneen bi nga xamante ne moom ngay denc boobu pour que nga mën a am apport pour financer une cimenterie la boo moomal sa bopp parce que terrain boobu ngay attribuer le jeune marié là jox nga ko possibilité mu mën a jënd béton moins cher ñu transporter ko moins cher mais en même temps yow da ngay dem négocier ak les cimenteries yu nekk ci foofu ñoom aussi dañoo am RSE responsabilité sociétale de l'entreprise les pourcentages yi ñu waroon joxe nga def ko subvention ci ciment bi jël ay nit ñu toog mairie di liggéey loolu képp ku dëkk Sindia nga jox ko terrain nga mën ko répertorier ci sa liste su defaree plan ba ñëw saa bu soxlaa ciment yow yaay def bon bi woo usine bi ñu jox ko ciment bi bu ciment bi di jar 3000 francs su ko si mën na la ko defal 2000 francs waaw boo joxee nit ki mu am moyen jënd ciment am moyen jënd béton te béton bi suuf siñ koy génnal moom lay defee móolam sa waay li des bëreetul pour mu mën a tabax këram te loolu lu ndaw la parce que carrière moom lu ndaw la amul benn banque boo leen di dem mu bañ leen lebal ba pare carrière yi seen suuf la mais boo xoolee même commune u Diass li mu am ci carrière Sindia amu ko te carrière yi Sindia leen gën a jege parce que ñooñu ñooy liggéey ainsi de suite le sport la culture la santé tout ça parce que urgence bi boo xoolee fi mu nekk nii boo xoolee yàlla daf ñu musal moo tax coronavirus bu mu ñëwee ñun dañoo tëb dem gàttandu ko sensibiliser population boobu sax jote nañ ci ak yéen parce que man xam nga ne j'ai toujours été patriote man lépp lu xew ci Sindia mosuma xaar nit ñëw bi ngeen di xëccoo conteneur yi foofu Ablaye Jonn seede la médecin bi seet xam naa loolu yéen a ci teg seen tànk mais j'ai chargé 2 conteneurs ak ay film le président des associations des médecins des hôpitaux de Paris médecin boobu il a appelé à Sindia ne leen conteneurs yaa ngi chargé je viendrai moi-même faire des études ñu def ay études pour mën a xool nan la ñuy defee projet hôpital pour ñu bañ a évacuer waat seen maladie ba Dakar pourtant
il est dans une association où man je cotise jusqu'en Syrie dafa def ay aide kon Sindia mun mais dama ñëw xool ne yéen a ngi jël conteneur yoo xam ne conteneur buy ñëw en tant que maire en tant que son directeur cabinet ngeen di dugal ay scooter ñëw di xëccoo ay bagages ci conteneur boobu di kii Colibri c'était un projet il faut que nit ñi xam ko dañuy publier les partenaires de Thierno Diagne les partenaires Colibri n'est pas des partenaires de Thierno Diagne c'est des partenaires de Boubacar Mballo moo leen indi foofu mën naa leen wax historique bi même Boubacar Mballo peinture moo ko booleeg ñoom ki indi Colibri foofu je les connais Colibri m'a cité ici depuis Paris ñoom xam nañu pourtant doomu Sindia la li ngeen di xëccoo foofu di yelwaan ci gaay ñoom xam nañ ne je peux leur donner plus Colibri ñoom dem nañu ba toog ak man ay seede toog ñu ne Thierno Diagne du dara parce qu'ils ont amené des projets de milliards Thierno bañ ko def ba pare da ngeen leen di laaj xaalis Atlético Bilbao seen projet aussi pareil donc ban projet ngeen fa indi Colibri moo indi ay ambulance indi ay affaire ma gis ne affaire yooyu yu ñuy for la nous méritons plus ñun mérité nañu loo xam ne nit ki day toog fii Europe créer ay soirée nit yi di ñëw di naan sàngara foofu ay góor jigéen di ñëw ñuy cotiser pour ñu dem sarax ñu ko suñu hôpital yi te ñun ñu am capacité mën a liggéey looloo taxoon ma mer ma dem ma gis ko ma ne ko docteur Kamir mu ne waaw ma ne ko tu sais que man Sindia laa dëkk te dafa am lu xew ma expliqué ko mu ne ma conteneur yaa ngi noonu mu filmé ma yónnee ko Ablaye Dione il était le président de l'hôpital de ay hôpital ñu woo gaay qu'est-ce qu'ils nous ont sorti après en plus c'était du matériel neuf ou alors la moitié était neuve le projet boobu kenn du ko dégg parce que et pourtant moi j'avais dit à Ablaye Dione seede la j'avais dit ñëpp même Pascaline ñoom ñëpp képp ku ma waxal dama lay xamal ne man lii bu ma ci feeñee dañ naan politique la li ma ci doon xalaat moo am je vais pas me tuer pour vous koo xam ne dañ ko fal ci mairie dara mënul ñëw ku jóg danaan bu ma indee projet du baax parce que Thierno du ci kii dara ñi fi nekk nit ñi defe ne faalewuñu Sindia bugguñu Sindia li ñu mën a indi ci projet Sindia dafa bëri looloo taxoon Colibri li ngeen doon def matériel yu kii yooyu may gis mais tant mieux parce que indil nañu ay ambulance indil nañu ay affaire loolu lu baax la mais nag ñoom bu ñu demee ba indi projet 2 millions d'euros foofu ngeen nekk di leen dóor di leen nangam ba ñu gedd dem Kaolack la xaw ma kan ñu defaral leen yi ñu leen di defaral foofu yéen te mun naa compter erreur yu mel noonu ah Atlético Bilbao ñëw école football la bëggoon defar ñaata milliards lañ ci doon def dem ba waxaalee terrain Kiñaabour yow Thierno nga ne leen ñu ñëw nga jox leen seen terrain bopp pourtant ñoom dañ ne woon buñ ko exploité 11 ans après commune bee ko moom dem leen ngeen vérifier gars yi jotoon nañu commencé tabax foofu xaw ma dañoo dóor gars yi xaw ma nu mu demee gars yi dem loué stade de Mbour ay booyu Sindia sax dañ doon jóge Sindia dem ba Mbour di defi ay test foofu projet boobu noonu la yàqoo ñaata star Sadio Mané tey mu ngi defar lan ñun doomu Sindia booy yi football yow amatoo temps dem terrain parce que bi ngay dem terrain dóor yeeg per jom yi ñoo taxoon ngay dem nekk nga président kii boo demoon tey nga xool booy Sindia li ñuy football xam nga war a xam ne sport bi boo ci defoon fulla ak fayda mën nga am ay star yuy génnee Sindia parce que boo yëpp mën a football mais ay balabaas ñooy sonn di ci Boubacar Mballo di ci xar seen tànk tubéy pour FC Sindia mën a am alors que Sadio Mané mu ngi tabax ay hôpital mu ngi xam nga pourtant am nga ay ser nga seetaan projet boobu bu mu yàq mën naa la compter plus de ay 1000 projets te yow sa bopp indi woo benn projet boo xamante ne mu ngi ñëw Sindia benn te ay milliards lañ la joxoon alors que kii benn doomu Sindia moo ko xamoon Atlético Bilbao mu ñëw Sindia ñu jaar ci mu war a ñëw def projet ñële Boubacar Mballo moo leen indi ainsi de suite te projet boobu sax Atlético bi am na loo xam ne bu ma ko waxoon fii dëkk bi tas xam naa lépp dama bàyyi de parce que kii lañ nekk ak yeneen nit ñi scandale bi la ñuy wax man du ma wax ay scandale foncier de
damay wax nii ngeen def askan bi laay wax nii ngeen téye askan bi toroxal ko loolu laay wax moo tax su ma gisee ku takk ci Thierno Diagne naan day bokk ci beneen parti wala day nanga benn waxoon naa ko fi gars yi gis nga lecture politique dafa am lecture politique dafa am gis nga su fekkente ne analyser ngeen bu baax a baax képp ku d'accordul ak Macky Sall xoolal candidat yi takk ci mouvement su Benno Bokk Yaakaar loolu rek ëpp si waa réew mi ñu nga fa génnuñu de waa parti socialiste ñu ngi fa ñoom rek ñoo fa nekk candidat booy xool ak APR waaw léegi nag yéen ak seen xel ngeen tànn parce que yéen a moom ki ngeen di jiital seen carte yéen a ko moom kon ñoo ngi leen di jox dig daje dañ na woon live bi du gudd mais bon comme waxtaan la woon léegi on est à 55 minutes déjà donc voilà maa ngi jéggalu su amee kàddu bu offensé donc di encourager waa Xonquma di leen wax ne ñoo ngi seen ginnaaw te combat bi on va le mener jusqu'au bout di leen massawu bu baax di dellu sant sunu kilifa yëpp si di jéggalu nag kàddu gi bu amee kàddu bu ñagas di wax rek ne dinañ ñëwaat ci yeneen live pour defar leen ay jàngat incha allah di wax ne rek waa déggoo bàyyi leen ci xel parce que Thierno du nit ku ànd ak Thierno du nit loolu man maa leen ko wax parce que kenn du bëgg Sindia naan da ngay dellu falaat Thierno Diagne wala ku bokkoon ci Thierno Diagne wasalaam di gërëm aussi le docteur Moussa Thior di ko sant bu baax a baax di ko wax rek na continuer parce que su demee ba waa kër Thierno Diagne war a dem Daaru Salaam mitin naan de war a dem foofu waxtaan naan docteur Thior mooy ñëw pour que ñoom ñu mën a am mbooloo c'est que vraiment góorgóorlul mais Sindia moo mel ni góorgóorlul bu baax ndax booy xool opposition bi sax ñu ngi lay attaquer saa su ne mel ni yow kon askan bi yow la ñu mën a compter ci yow ne yaa ñu ci mën a génne te ñoo ngi lay ñaan bul décourager yooyu noonu bu ci décourager politique moo ni demee te askan bu ñu noot ak ay at jàngu xale yi sax kenn motivé wul benn xale pour mu jàngi pour ñu mën a comprendre kan mooy boroom xam-xam kan moo gën fii ak nangam donc day metti pour ñu mën a discerner mais nag avec les adhésions massives là qu'on voit am nañ ci yaakaar ak stratégie yi mujjee en tout cas de toi à moi maa ngi la koy ñaan ne te décourage pas parce que dëkk bi sa dëkk la soo ko bàyyi nga sa dëkk soo ko jàppee jàpp nga sa dëkk parce que soo newoon da ngay décourager tey boo demee ay jàmbur ngay dem di defaral de mais xoolal sa waa dëkk daan na am ay rawante gaal daan na am ay gumbe mool yaa ngi jóge fii dem ba Jifeer boo demoon Jifeer tey nga laaj Guéréo benn ñaar nga xam waa Guéréo foofu donc pourquoi pas ñu am projet boo xam ne avec l'arrivée du port tout ça comme bi ngay def sa programme gars yi mën a ñibbisi mais yow boo geddee ñooñu dañuy continuer des Jifeer des feneen def feneen léegi da ngay ñëw di ñibbi sa kër romb sa waa dëkk nga mënoon def dara nga bañ ko def courage mon frère t'es un soldat un colonel en plus tu n'es pas n'importe qui nañ dem yàlla baax na di la sant di la gërëm di la jaajëfal di big up Ahmed Niang ak Khady Sow di big up gaa yëpp ñoom Guèye Biram Guèye Biram même bu fekkee bokkuñu parti maa ngi leen big up waaw di big up sama gaa yëpp ku lim juum maa ngi leen di ziar bu baax a baax waaw di big up Gorkos booy Thierno Diagne Gorkos maa ngi leen big up bu baax a baax waaw di nuyu sama grand Moussa Ciss nuyu naa la Aman Ndaw depuis Guéréo waaw jaar naa leen yéen ñëpp di leen jaajëfal di leen jox dig daje ba beneen jaajëf